nangoo waxtaan ak ñun fas yéene na ci waxtaan wi ak Georges Déthié Diop ak Chérif Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam. alors Aminata Touré démb bind nga bataaxal ci fi réew mi toll ak liñ ci xam yëpp ci yëngu-yëngu ak ñoom seen nga dooree ko ci 8 mars bi ñuy màggal tey bés bi àddina jagleel ak yelleefu ñi nga xam ni ñoom ñooy soxna yi mën nañu del si tuuti ci 8 mars bu particulier bi ren ni mu demee mbas mi ngi fii ak crise politique bi nga xam ni mën na su ko tuddee noonu ci le Sénégal toll. waaw maa ngi nuyu auditeur u RFM matin yëpp di nuyu soxna yi ndax tey la seen bés muy 8 mars ni nga ko waxee nag sunu 8 mars bi moom dafa wuuteeg yeneen 8 mars yi nga xam ne moom la ñu daan am mu waral effectivement ma bind bataaxal démb commencé ko ci vraiment massawu famille yi ñi nga xam ne dafa am ñu ci loru ñu ci lor seen bakkan di massawu seeni ndey ndax ni ñu ko waxee tey le 8 mars ndax nag doom mooy suul ndey waaye ndey du suul doom kon loolu it mu doon lu metti loo xam ne nii vraiment ñu ngi leen ci massawu sunu réew nag dañu koy nangu musta toll fii mu toll te dañu ràññee woon Sénégal comme dëkk woo xam ne wi dafa am stabilité dafa am jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj kon foofu la ñuy tàmbalee xëy na waxtaan wi ci contexte bi di contexte boo xam ne bii wax dëgg yàlla ku nekk am nga ci njàqare am nga ci aussi lu la metti ndax fépp foo xam ne fii manifestation am na ba ay bakkan rot am ñu ci gaañu am ñu ci aussi ñàkk seeni alal loolu day doon loo xam ne lii vraiment lu nuy mettit lu la ci 8 mars bi nga dem sax bay woo njiitu réew mi mu exercer statut bii di père de la nation ci lu leer lan la war a def ci lu leer ci li nga xam ne wax naa ko mooy wax ak askan wi man loolu laa jàpp en tant que citoyenne wax ak ndaw ñi ba vraiment delloo si xel yëpp loolu dafa am solo. kon dafa war a jël kaddu gi wax. moom laa jàpp moom laa koy conseiller jël kaddu gi wax ak réew mi ndax réew nag aussi bu tolloo fu mu toll dañu ko ci dégg pour que xale yi aussi xam ne xëy na seen li njor seen xol président dégg na ko ba dina ci indi ay tontu. parce que nag dañu doon réewu xale xëy na dañu koy xaw a fàtte ñun mag ñi. boo jëlee téeméeru sénégalais góor wala jigéen juróom-ñaar fukk yi amaguñu fanweeri at ak juróom. mooy 70% ci population bi amagul 35 ans. kon réewu xale la ñu ne. gis nañ ko d'ailleurs ci nombre bi. kon loolu bu ñu ci nekkee dafa war a doon li nga xam ne bu ñu yeewoo ci ñi nga xam ne ñoo yore mbiru réew mi ak ba ñuy tëdd priorité bi dafa war a nekk la jeunesse parce que ñoom ñoo fi ëpp. madame Aminata Touré ñu ngi lay nuyu Chérif Diop ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk auditeur RFM concrètement comme ni nga ko waxee njiitu réew mi war na jël kaddu mais clairement ban acte de désescalade parce que sa texte loolu nga ci wax dafa war a jël benn acte de désescalade concrètement parce que xam nañ coow li fi mu déparé ça fait 1 an que la jeunesse est privée de distraction mu am ci tamit ay crise sociale yu nga xamante ne dund nañ ko ci biir couvre-feu bi ak pandémie bi depuis 1 an maintenant mais li nekk détonateur u cette crise là c'est l'affaire Ousmane Sonko on peut le dire clairement yow ban acte de désescalade ngay xaar tey ci njiitu réew mi lépp loo xam ne war naa mën a indiwaat jàmm kooku ci paletam la ak ci action yi nga xam ne en tant que président de la République am na ko lii ko constitution bi jox ndax lépp loo xam ne mooy indiwaat jàmm te nekk en sa possession mu exercer ko. comme lan tey ji moo nekkoon ci place am ban dogal ngay jël pour jàmm am. parce que newuma ci place am mais daal nañu xool dans toutes les palettes de mesures yi nga xam ne c'est en sa possession lépp loo xam ne lii war naa mën a indiwaat jàmm. mais nekkoon nga ministre de la justice Aminata Touré. est-ce que ut jàmm mooy jël justice lem ko teg fële avancé. waaw mais xam nga justice dañ koy exercer dans un contexte balaa ngaa exercer justice sax nga am jàmm.
magistrats yi mën a xëy dem liggéey avocats yi mën a sol seen robe dem donc jàmm moo jiitu lépp kooku it defe naa ne ci fan yi nga xam ne ci la ñu génn gis nañu ko justice aussi bu ñu demee ñu exercer ko de manière transparente je l'ai toujours dit sans mu am parparloo donc loolu def naa ne war nañ koo mën a def waaye le préalable kooku def naa ne ñun ñëpp xam nañu loolu le préalable balaa ngaa mën a taal sa oto yow ñëw liggéey si mais foog nga am foo jaar foog nga am jàpp donc ci wàllu woowu kaddu président daf ci am solo noonu la ñu ko waxee waxuñu ñu jël justice lem sànni déedéet waxuñu loolu waaye nag indi loo xam ne lii mooy indi désescalade maanaam wàccewaat. est-ce que loolu bokk na ci mën a delluwaat ci un exercice normal ci réew. est-ce que loolu ak ki ñu posé nii bëgg a teg li nga xamante ne moo di li ñu toppee Ousmane Sonko ci benn fan maanaam appel à l'insurrection et manifestation yi bi nga xamante ne ñu ne bokk na ci te manifestation bi kenn autorisé wu ko. waaw loolu yëpp ni ma ko waxee mooy ñu jàll ko ñu jéggi ko xool dans un contexte comment amener li ñu naan apaisement parce que balaa ngay exercer justice parce que dëkk nag aussi balaa nga naan naam ne fa. balaa ngaa exercer balaa ngaa gouverner il faut que dëkk wa nekk dëkk bu normal te gis nañu ko ci dëkk yu bari aussi balaa justice a am balaa économie am balaa jàng am balaa leneen a am il faut que mu am benn niveau wu jàmm boo xam ne activité normale war na cee mën a am. moo tax ma ne ci paletu li nga xam ne yoon jox na ko constitution jox na ko mu exercer ko pour que loolu ñëwaat te def naa ne nag mooy li nga xam ne moom la Sénégalais yëpp bëgg. mooy ñu dellu si waat ci niveau démocratique bu normal ndax nag aussi muy ñi loru muy policiers yi ak gendarmes yi nga xam ne ñooy exercer ordre ñëpp ñoo leen bokk jur man suma âge ay doom la ñu war a am. ñun suñu ay càmmeñ lañu ñoo bokk ci koñ ñi nga yàqule aussi loolu it aussi am na ci solo. ci paletu président de la République comme ni nga ko waxee tey jii parce que am na benn point de crispation boo xamante ni xëy na peut-être laata coow li yëpp di am dafa tegu woon mooy la question du troisième mandat ak incertitude bi nga xamante ni njiitu réew mi clairement instauré na ko ci autour du troisième mandat est-ce que tey jii acte de désescalade doon na bokk wax clairement nit ñi que ni duma dem troisième mandat pour yow. waaw xam nga loolu moom yàgg naa ci prononcé wu loolu dañ koo jàll ci ginnaaw fàttali bi voilà kooku xëy na clarification bi aussi dana xëy na baax. ci désescalade boobu. waaye balaa nga naan ay élection xam nga fi mu ne nii sax ci deuxième mandat la ñu ne. dëgg la ci deuxième mandat bi la ñu ne 2 ans lañ ci toll. donc il faut que jàmm jooju dellu si. bu clarifier loolu doon na ci baax dina ci baax parce que nag man li ma jàpp mooy li mu mës a wax ak li mu bënd ci livre man loolu laa jàpp te wax naa ko ne voilà loolu la jàpp ne loolu la nar a def loolu la war a def kooku moom awma ci benn hésitation. mais li xew fan yi sax di fitna yi. xëy na mandarga la ci ne. xëy na bu fi kenn sampee ndëndëm naan troisième mandat boo sàggantul yii ñu dund fan yi duñ ca mucc. waaw mais loolu xam nga dama mës a wax Babacar ne ma nga suñu ginnaaw. yow naa ni coow lii fii li ñuy wax nii xam nga ne kenn waxul waxu yu mel noonu. fii ci voilà li ñuy wax mooy nu ñuy delloosee ci situation normale jàmm amaat Sénégal doonaat dëkk bi nga xam ne moom la ñëpp tàmm gis. mais boo amul chaîne internationale boo xam ne bi ubbi woo ko gis ci situation au Sénégal. mais man neexul kenn. voilà donc ni ngeen ko waxee pour mu leer question boobu dafa ne suñu ginnaaw dañu ko dépassé. voilà mais dañuy yeggagul sax foofu de toute façon fi mu ne nii li ñu war a lijjanti mooy lii nga xam ne moo taxaw teem jàmm war a dellu si waat ñëpp di ci wax. mais jàmm jooju warul jóge kot itam ci ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci nguur gi njiitu réew Macky Sall am na li nga koy xelal wax nga ko ba noppi mais ñi féetewoo ci beneen boor bi itam lan la ñu war a def parce que ñoom itam gis nañ sax Alioune Tine di ko ñaawlu période de chaos wala période de tension bi nga xam ne ñu ne ci ñuy woote manifester diiru ñetti fan. waaw manifester bu ñu ko wootee na doon ci jàmm. na doon ci jàmm defe naa ne tout kuy organiser looy organiser tey la ngay jiital mooy jàmm protéger aussi li doomu aadama yi di liggéey loolu aussi dafa am solo te ñu wax ko ndax entre sénégalais rek la ñu nekk voilà sama rakk ji wala sama mag ji teg table am yor boutique am yor as ndaamaam oto di ko dawal ak yu mel noonu ay sénégalais comme ñun rek lañu ci suñu biir la ñu nekk
voilà donc loolu it ñu bàyyi ci xel loolu dafa am solo. képp koo xam ne jàpp nga ne xëy na da ngay exercer ce droit de manifester na nga jiital parce que loolu noonu lañ ko daan defee aussi daan manifester newoon nañ ci opposition ñu nit. loolu it buñ ko fàtte. buñ daan rassembler bu ñu paree sax dañuy dal di nettoyer foofu et cetera pour wan ne action citoyenne la ñuy def. donc loolu it aussi dama ci woo ñi nga xam ne ñoo décidé ne dañuy dox dañuy manifester. force de l'ordre yi aussi foog dañuy wax ñoom. voilà ginnaaw aussi biñ leen masoo coono parce que c'est aussi nos enfants na kenn wax rek ne amoo mbokku policier wala xaritu policier wala doomu policier wala gendarme wala leneen parce que liy xew ni yëpp entre sénégalais lay xew. dëgg la. voilà ci njàng mi itam. vraiment ñu masawu leen coono. oui ci njàng mi itam am na ñu ci gàññeek ñu mel noonu. ci njàng mi itam dina baax xëy na ñu wax ci benn mot ndax tey jii lundi xale yi du ñu jàngi bu ñu xoolee li nga xamante ni jot nañ ko raté itam ci atum mbas mi nga xamante ni xale yi toog nañu 8 mois sans fréquenter l'école muy lu doy waar loo xamante ni bépp acteur de l'éducation da nga ko war a naxarul tey jii ñu yokkaat ci beneen 1 semaine te loolu yëpp li ko waral mooy climat bi nga xamante ni ñu ngi koy dund est-ce que foofu tamit waruñu xool ci xale yi ngir sauvegarder seen avenir. absolument mais sauvegarder avenir wu ñëpp sax ndax ki daan liggéey yor voilà lim daan suturloo bokk xañ nga ko avenir am. xale yi aussi ak képp ku mu mën a doon dam li may wane foofu mooy balaa ngaa waxu politique waxu liggéey nga am jàmm ba noppi loolu dafa am solo donc képp koo xam ne kii ak côté boo mën di doon wax naa ko nekkoon nañ opposition. voilà nga nekk côté opposition nekk côté pouvoir defe naa ni ko société civile waxee mooy nga jiital vraiment sens de la responsabilité mooy manifester mu doon ci jàmm ci préservation li nga xam ne mooy moom la nit ñi yor et puis xale yi comme vous dites aussi ñu fexe ba indiwaat jàmm joo xam ne dinañ delluwaat ci école. waaye nag soo ma mayee foofu situation bi boo ko xoolee c'est vrai wax ngeen ko ci dossier judiciaire la commencé waaye daf koo dépassé di dem. ba engagé sax maanaam réew mi ba ñu ciy wax ci àddina yëpp li ko waral mooy toog nañu 1 an boo xam ne bii ñu bare ñu liggéey ndax dañ jëloon ay mesures yoo xam ne waroon nañ ko jël parce que voilà crise sanitaire bi la woon bi mu ko defee nag daf fee indi maanaam dund ju jafe surtout nag ci jeunes yi fàttaliku leen ne ñu ci bëri sànq nañu fii ci géej gi. voilà organisation internationale yi naan 400 morts 500 morts loolu dafa bëri parce que ñu ci bëri ni ma ko waxee d'abord ñooy majorité au Sénégal mais ak crise bi suñu secteur informel bi ñiy jaayee ko jënd ñi daan dem ak dikk loolu yëpp dafa taxaw pendant mais mu touché ci nag jeunes yu bare touché soxna yi aussi. mais madame Aminata Touré sànq wax nga ko dossier judiciaire ci la lépp tukkee ban suite kon la ñu war a jox li nga xamante ne. loolu mooy fi mbir mi doore mu di affaire privée donte sax Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom lañ teg tuuma nee na complot politique la. waaw loolu moom mooy li ma wax il faut que ñu am une justice bu ko tranché libre et indépendante bu amul parparloo loolu c'est très clair. li ma wax. donc acte de désescalade. pour yow libérer Ousmane Sonko bokk ci. mais kooku man du suma ressort du ma juge bi mais li ma bëgg a wax mooy ñu xool lépp loo xam ne lii et ça c'est la conscience du juge mooy delloo si waat jàmm loolu def naa ne mooy li ëpp solo delloo si waat jàmm c'est aussi xool parmi les ñi nga xam ne dañ doon manifester yooyu yëpp c'est des mesures d'apaisement voilà mais man je ne suis pas à la place du juge pour le dire mais mesures d'apaisement def naa ne nañu xool ci palette bi lépp loo xam ne droit autorisé na ko pour que ñu wàccewaat yëf yi ñu delluwaat ci une démocratie normale parce que Sénégal dafa mës a am opposition am pouvoir am manifestation am élection ñuy fal ak a folle nañu dellu si waat ci cadre boobu. man noonu laa ko gisee mais c'est important que balaa nga naan naam ne fa encore mais tey la 8 mars journée internationale droit des femmes droit wu Adji Sarr liñ ko junj ci coow li bëriwul lool est-ce que itam waruñu woon taxaw jubantiwaat taxawaay wi ku ne tëddee njaaxaanaay xëy na moom it doomi Sénégal la li mu teg ci tuuma jaadu naam jaaduwul teg na ko ci yoonam tegu ko ci yoon foog naa itam moom dañ ko xaw a salfaañi tuuti ci yëf yi.
waaw moo xam nga moom laa la wax ne la lu dafa démarré ci benn mbir yegg nag doon affaire boo xam ne bii dafa engagé toute la nation pour différentes raisons pas seulement à cause de Adji Sarr ou de Ousmane Sonko mais parce que aussi dëkk bi dafa am nu mu tëddee dafa metti aussi particulièrement ci xale yi pour différentes raisons ñii ci secteur informel bi la ñu nekkoon ñi dañ daan taaba ñi dañ daan dem ak dikk mënatuñu ko mu am situation bu difficile boo xam ne bii liñ naan détonateur xëy na moo ko sooke. Donc maintenant ci dossier mooy li ma wax nañu dellu ci yoon boo xam ne bii justice bu normal lay doon defe naa ne moom la ñëpp wax mais en même temps balaa ngaa def justice wala nga wax justice wala nga taal sa oto dem atte ji wala ñu atte la na fekk nga am foo jaar am un pays normal. justice wu normal ndax da nga njort ne minimum de paix am na fi. justice wu normal ndax da nga njort ne à l'état actuel des choses justice bi am na lu ci sooxe. waaw mais justice toujours dañ koy améliorer mais def naa ne aussi c'est posé nañ ko ci table ji fexe ba vraiment nit ñi aussi gën a am confiance ci suñu justice loolu dafa am solo topp procédures yi def yoon wax yoon rien que yoon leneen bañ cee nekk. def naa ne loolu aspiration wu ñëpp la. mais justement foofu ci gën a góorgóorlu. ci justice bi madame Aminata Touré nekkoon nga ministre de la justice nekk premier ministre pourquoi tey ji sénégalais yi koo wax mu ne la non Sénégal amul justice fan la yëf yi sooxee te parce que mënuñu wax que ni ci affaire Ousmane Sonko la commencé depuis quand même quelques années justice bi dafa mel ni sénégalais yi wóoluwuñ ko torop loolu lan moo ko indi pour yow. ah waaw loolu lu jar a toog waxtaane la. Cette réforme yi nga xam ne war nañu koo def ba yokk la confiance des Sénégalais envers la justice bu fekkee ne am nga xaalis wala amoo xaalis borom bàtte nga wala néew ji doole ja justice exercé wu de la même manière ci sa kaw loolu nañu toog waxtaane ko dafa bokk ci li nga xam ne mooy bu ñu jógee ci lii war nañoo toog nag suñu biir voilà waxtaan bu baax question justice boobu doon ci li ñuy waxtaane aussi lu tax Sénégalais yi seet ko xam dañuy def ay études moo tax dañuy penco seet lu tax sénégalais yi jàpp ne justice amul. dernière question lan mooy mesures yi nga xam ne war nañ ko jël. pour renforcer confiance diggante sénégalais yi ak seen justice. lan la ñu war a def ba magistrats yi. aussi ñu yokk aussi seen assurance ba nga xam ne dinañ mën a jël décision yi nga xam ne mooy décision yi méngoog yoon. méngoog aussi li yàlla santaane parce que justice aussi finalement loolu la. dernière question rek ci parlement bi madame Aminata Touré ñu fàttali ci majorité présidentielle bi nga bokk wala nga bokkoon loolu xëy na dañ ñu ko leeral mais gis fonctionnement parlement bi ci affaire bi ñu bari dañuy yaakaar ni parlement bi mooy assemblée nationale c'était trop politisé du ñu ñëwaat ci procédure levée de l'immunité parlementaire mais ci taxawaayu parlement bi est-ce que tey jii politique bi dafa ëpp doole foofu ci parlement bi yow nan nga ko gisee. Mais assemblée nationale xam ngeen ne bu baax ay politiciens ñoo fa nekk loolu question boobu moom am nga tontu bi. ay politiciens ñoo jongante ba voilà dem assemblée nationale donc moo ne assemblée nationale kenn du ko politique xam nga kon feneen fu ñuy politiquer. mais pour man question bi nekkul foofu. question bi mooy ñu am une justice boo xam ne bii justice buy avancer en termes de transparence en termes d'équité ba képp koo xam ne booy dem ñu lay atte di nga jàpp ne boo nekkee ci dëgg. dinañ la jox dëgg kenn nekkul ci dëgg duñu ko jox dëgg def naa loolu mooy la def. léegi waxtu yi te loolu dafa laaj ñu toog waxtaane ko pour que cette confiance là ñu fexe ba seet nu ñu koy yokkee kooku moom dafa am solo. ndax dëkk nag il faut que nit ñi am confiance ci seen justice pour que dëkk ba mën a dox ni mu war a dox. waxtaan bi jeex na waaye faaw ma laaj la noo gisee ki la wuutu ci bopp conseil économique et social et environnemental Idrissa Seck yëkkati na kàddu ci coow li am ñu dal ci kawam lool sax noo ko gisee yow. non par nu mu tuddati principe du ma ko commenter mais soo ma mayee rek ma xëy na terminer parce que réew mi nag moo ëpp solo. tey 8 mars la bon contexte bi ñu bëri dañ naan na ku nekk toog jàpp sa njàmbur bañ a wax waaye nag bu ñu amee ay responsabilités yàlla dénkoon ñu ko dañuy fexe ba aussi di yëkkati suñu baat ci situation yu mel nii fexe ba vraiment ñu indiwaat situation normale. ci loolu nag moom ni ma ko waxee encore une fois il faut que jeunesse bi nekk au cœur. am na loo Chérif laaj nag Aminata Touré sànq tontu woo ci foo féetee jamono ji ci langue politique gi nguur wala opposition. waaw Sénégal laa féete moo ma tax a jël kàddu. jërëjëf Sénégal laa féete. jërëjëf Aminata Touré. ñu ngi leen di sant aussi yéen it di leen masawu. ndax am nga ci seen i ay
voilà reporter wala journaliste yoo xam ne voilà am nañ ci quelques conséquences. Mais en tout cas di souhaiter 8 mars su jàmm ak salaam. Sénégal soxna yi mastawu leen. encore une fois ne leen gàcce ngalaama aussi parce que seen loxo ci réew mi am na solo. jërëjëf yàlla aar ñu aar Sénégal. wàcce fi jàmm ju sax a sax jërëjëf. jërëjëf Aminata Touré ancienne Premier ministre ancienne présidente conseil économique social et environnemental jërëjëf.